ñun tamit aussi la presse en ligne tamit aussi ñu gën a respecter les droits humains nit ñi ñu respecter seen i ak seen i yelleef parce que mënoo ma ne da nga yor plateforme te xamuloo la mooy droit dimanche droit dimanche dafa am solo waruñu diffuser ay vidéo bu am ay saaga ndey wala muy am lu ñaaw ba ci WhatsApp bu waxante yu bon yeeg waxi yu yàq yooyu site bu koy jëlaat sax di ko dawal sax doo nit te alors que ñun la presse en ligne on peut être plus utile suñu utilité ñun war na dépasser fii ñu ñuy xaar presse en ligne bee ngi feeñal ay nit ñu réer presse en ligne bee ngi faj ay aajo bu mu nekk plateforme boo xam ne day wane lu bon ak di wax lu bon ak di def lu bon ni ñu respecté télé yi ak rajo yi cër bu ko ëpp war nañu ko mën a jox parce que ñun ñooy supportu technologie bi tombé ak la troisième millénaire jili on est au 21e siècle tey ci révolution numérique la àdduna toll yàlla boole ñu ci njëkk bokk ci ñu ko gëm mais buñ ko gëmee di ci liggéey aussi nañ koy gëstu ba mën cee xam ràññee ci li tubaab naan éthique ak déontologie buñ jàppee suñu bopp rek comme ay poubelle lu bon ñu génne lu ñaaw ñu génne lu tilim ñu génne lu ñuy nëbbu ñu feeñal ko non bu ñu doxee noonu nañu nekk ay support sérieux yoo xam nit ki dana nekk ci biir avion sax war a tukki sañ a dugg ci site bu ko neex xool ci la ko neex nit ki dina soxla ci information dara def ñu téléphone am xool ci site yi lu ko neex loolu moo war a mën a nekk suñu taxawaay mais am na foo xam ne bu ñu fa dépassé rek ñun lu ñu noppalu ñañu koy tegante lu ñu noppalu dinañ jaabante police dinañu dem tribunal dinañu nangam ak naam te loolu rafetul man boog buur sincèrement bëggeewu ma ko noonu donc bu yóbbante police bi amati plus jamais ça laa waxoon keroog section de recherche mais ñun tamit nañu xoolaat suñu bopp. mais nañu xoolaat suñu bopp buur est-ce que jotul comme yow yaay président nga woo site internet yëpp ñu jéem a xool ci bërëb bu ñuy daje nga wax leen li ñu war a diviser ak li ñu war a diviser parce que am na ci ñoo xamante ni dafa mel ni ñàkk a xam li mu waral bari na trop. moo leen di yóbbee li xam nga ñun dañoo am benn feuille de route bu ñu décliné woon. mooy bokk na ci ay séminaire de formation yoo xamante ne que tey dañ ñu koy dimbalee ñun kese mënuñu ko def ak suñu moyen bopp nga xam ne dañu jël les acteurs de la presse en ligne di leen fa former ak di leen jàngal seulement voté nañu code de la presse mais dafa am ñu ci génne te ñooñu boo leen ci génnee ña ngay appliquer loi bi day mel ni benn goutte d'eau la ci maanaam ci mbànd mi mooy pourquoi ñu bëgg a beddi lay youtubeur ba ci ñiy def maanaam ñi ci def snapchat yi bu ñu leen ci génne parce que dañu relater des informations tey ok boo ne youtubeur yi bokkuñu ci lu ñooy journaliste yow ngay gis youtubeur boo xamante ne que même qualité d'information yi site internet yi génn lay génne jële ko ci mel ne Xalaat TV investigation yi muy def sax ak di ci sonn ñi ñuy woowee les soi-disant journalistes amuñu capacité boobu te pourtant c'est un youtubeur waaye léegi bu ñu appliquer loi bi ci site web yi ba youtubeur yi demal seen bopp ñii lu ñu wàqee rek ñii mën nañ koo suul donc am réew booy defar dara doo ko diversifier noonu mooy ñii ñoo ci bokk ñii bokkuñ ci nañu xool l'ensemble des youtubeurs yi am doole ñiy def Snapchat les blogueurs ak nangam boole leen ci benn plateforme jéem a xam wala jéem a catégoriser mbir mi ba xam ñoom ci ban catégorie la ñu bokk parce que seeni caméra lañ yor ak seeni micro yor ay bindkat créer ay emploi am na fi chaîne YouTube lu ci mel ni ay Pikini lu ci mel ni ay Marodi ñaata emploi ñoo fa nekk waaye ñooñu mën nañ leen génne ci presse donc nañu ko xoolaat et puis ces soi-disant représentants de la presse en ligne ces soi-disant ñun ñoo fi nekkal la presse en ligne nañu xoolaat seen bopp seen taxawaay war na mën a dépasser lii surtout nag ñun ñuy def làmb ñoo ci gën a dee mooy jàpp nañ ni que ñun daal bon ay géwél la ñu bokk maanaam ay géwél la ñu entre guillemets ay communicateurs traditionnels la ñu amuñu xam-xam amuñu dara wallahi azim ñoom ñu ci bari ci ñoom ñi ñuy wax naan ay communicateurs traditionnels ñoo leen ëppi diplôme
wala bu ñu leen ëppul diplôme ñoo leen ëpp xam-xam donc nañu jege si nañu jege leen nit ñi seen bopp ndax fi muy presse en ligne bi bu yàggee problème mu interlocuteur la ñu am mooy kan la ñuy waxal kan la ñuy waxal bu dara amee man la ñu ëpp li ñuy woo parce que li tax soo mu woowee ma wélu te damay dem awma ci problème waaye léegi à part ñun ñeneen ñuy woote de la presse lii nangam de la presse en ligne fédération de la presse en ligne ligue de la presse en ligne ñooñu ñooy ñan ak seen rôle lan la ak kan la ñuy représenté bu ñu dóoree journaliste ba toj boppam la ñuy soog a génn wax saa bu ñu dóoree journaliste ba toj boppam rek ñu génn hormis ça ñoom seen taxawaay lan la ci biir presse en ligne bi lan la war a doon wala boog ñoom ñan lañ yilif barki dem dama wax ne association nationale de la presse sportive gisuloo ci benn journaliste sportif bokk ci benn site web dañ jàpp ne ñi nekk télé ñi nekk rajo ak ci presse écrite bi ñoom la donc bu fekkee ni que loolu dafa am inégalité dafay am te gis nga ñun ñi mat nañu lu ñu doon du ñu ay doof donc na gaa yi reesalaat tàllalante loxo yi ñu fédéré ñun ñëpp bu ñu fédéré wallahi azim kenn mënuñu téye boole kook nag xam ñun suñu limite fan la yem ak fan la suñu droit tàmbalee bu ñu nangoo nekk ay jur goo xam dañoo féete ci géttu gu amul borom non non ñun tamit nañu nekk des gens avertis des gens responsables une presse digne de ce nom ba loolu ñu ñuy tuddee mbalicu journaliste yi bu mu ñu daal. mbalicu journaliste yi bari na ci am na ci koo xamante ne promoteur bu leen sànni xeer sax nee na dëj sax léegi dañuy dem di direct moom presse bi moom lépp. waaw xam nga kooku moom suñu papa la Gaston duñu ko wax dara parce que jili man wax naa la kër nee la ñun duñu toog mukk ci logique ku ñu xas la wala ku ñu wef nangam ñu mais nag on sait bien se défendre bi mu taxawee ne bu leen ñëw suñu làmb ànd quoi ñi amoon jom te am fulla te am personnalité bàyyi nañ ko fa ak làmbam tey la preuve site ya nekkoon ay partenaire ca làmb ja bañ fa demee dañ leen yónnee ay ID Sénégal ba ngi nii mënatuñ def direct te pourtant waa ITLP yi ñoo leen jël en partenariat ak làmb ji mais tey mënatuñ def direct parce que yónnee nañ leen avertissement ba yónnee ci ñu ci bokkul ñoo xam ne sax seen yoon neew ci daa mel ni tubaab ba yor plateforme bi daal ku mu gis sa site nga def direct à la nationale rek mooy la kàccit def nañ ko Mass SBT def nañ ko Thiam bu Sénégal Buzz 221 donc yooyu ay dérive la yow yaa ngi lancé avertissement te ki nga koy lancé xamuloo ko yow jotuloo xool sa produit dama wax ni Gaston suñu wooyee ci table waxtaan ñu ànd ak moom amuñ ci benn problème su taxawee ni ñu bu leen ñëw sama làmb ñu am fulay bàyyee ko ak làmbam man buur foofu laa taxaw te j'assume duñ ci xuloo duñ ci xeex jaru ko on peut faire leneen lu la lutte waaye ku xool jamono ji nag xam ne làmb ji nii mu géeyee nii xorom si ak la koy jaay c'est la presse en ligne parce que ñu ñooy dem di jëli mbëri ci entraînement yi ñooy dem ci face to face yi ñooy dem ci open press yi jiiri dama ne bu doon làmba tax Dakaractu di ma fay dàq nañ ma dañu jàpp ni que ñun la presse en ligne bi dañu am ay millions yu dul jeex juum nañu di nga dugal benn vidéo combat mbër bu def 800 000 vues fin de mois bu jotee AdSense du la ci fay 30 euros yu mat ñi nekk ci YouTube ak di ci yëngu xam nañu li may wax barke alxuraanu karim Ibrahima Faye bi gëree plateforme lamb bi gën a Sénégal Lutte TV bu du woon ak business si boppam ay système peer-to-peer nangam naam kon du am lu mu fayee ay employés kon na gars yi dal ñun ñëpp ay citoyens lañu parce que damay bañ wax ñu titre ma ni Bour Gueweul clash sévèrement Gaston wala non clash suma kenn damay wax suma pensée suñu génnee ci làmbam ñu bàyyi ko ak làmbam loolu am nañ ci droit waaye nag lépp lu mës a dugal loxo moom Gaston fekk nañ ko ci même en dehors de la lutte lu mu mës a dugal loxoom rek fekk nañ ko ci Balla Gaye sénégalais la
Boy Niang Sénégal la Bombardier Sénégal la mbëri yëpp ay Sénégal la promoteur bi sénégalais la moom produit am sañ na ko jaay ku ko neex ñun lañ ci doon yëngu ak di ko ci sonn di un droit à l'information su taxawee ne maamum sama yëf bu leen teg tànk sama làmb ñu bàyyi ko moom mais bum ñu ci xas bum ñu ci wax lu ñaaw keroog interpellé naa ci le président du CNG Bira Sène wax ko le ministre Matar Ba en personne ne ko yaa ñu woon fii ci kaw nañu làmb kat dama leen ci yaakaar ci ngeen defar ko fan yëpp ñu ngi subir ay attaques waxuñu dara le président du CNG woo naa ko téléphone am une fois ba envoyé ko texto keroog bi ñu demee ministre bi ñu fa tasee ministère wax naa ko nee naa ko monsieur le président woowu ma la pour ñaan la dépasse woowu ma la pour ñaan la xaalis woowu ma la pour nekk sa xarit da nga jiite benn structure de comité national de gestion de la lutte man ma jiite benn association moom c'est les reporters de la lutte en ligne donc su ma la oowee wala moom messager da mu rëccal parce que dañuy aller dans le même sens mu ne ma dëgg la kay nangam expliquer donc il faut que ñu joxaat ñu suñu gëdd ñun tamit promoteur bu tëgg ñu ànd ak moom liggéey ci bésam ba mu jàkk waaye wallahi barke alxuraan promoteur bu taxaw nañu bu leen teg tànk sama làmb wax naa ko keroog de site ya ma déggaloon da leen tere dund lu liggéey ngeen ba mu jeex mais ña ci demoon wañaaren teg nit ñi am na ñoo xam ne bi ma lay wax dañ ma ne non mais buur ku ci nekk sa intérêt ngay xoola léegi intérêt boobu tey lan la leen jural ñu envoyé la ay avertissement yoo xamante ne que da ngay mujj retourné après jël téléphone ne buur waa mais buur doo ma dimbali ku ko ci def ci làmb Gaston bu la avertir ba ñu tëj sa site su ñu nekk ci. jërëjëf Bour Gueweul